internet yi mbégte ak contentement la ñuy am di jàkkaarloo ak yéen saa su ne comme ni ñu leen ko waxee ñu ngi fii ci biir Thiès Dakar émission bi ñuy wax man ak yéen comme ni ñu leen ko waxee man ak yéen à chaque fois ak lu bees bi leen di indil tey nag man ak yéen comme ni ñu leen koy waxee thème bi moom la ñuy continuer jusqu'à présent tey immigration clandestine lañ leen di indil parce que gis ngeen ni jamono ji toll na foo xam ne actuellement xale yi ñu ngi nekk ci biir gaal gi di dugg ñii ñu ngi def lu nekk en plus nekk na loo nga xam ne dee bi bëri na lool bi pas parce que yaakaar naa ne ñu bëri ñu ci doon dem mais actuellement instant bii nii dee bi da cee gën a bëri da cee gën a taxarnaase te yaakaar naa ne loolu mën nañ ko waxtaanee ba jëlee ko fi avant waxtaan bi dañuy jéem a nuyu suñu oustaz bi maa ngi lay nuyu. waaw Maysa maa ngi lay fay di la jox sa wàccuwaay di ziare suñu caméraman yi bu baax di am mbégte contentement bu baax a baax ci li nga xamante ne mooy thème bi ndax doon na ci jamono ji réew mi ñu toll maanaam takkarnaasi goo xamante ne nii foog ñu ñaaxaat ndaw ñi waxtaan ak ñoom pour ñu gën a mun a xool fu ñu teg seen tànk merci beaucoup. d'accord jib bi sa nuyu am na solo lool xanaa di nuyu Khadija bonjour Khadija. Bonjour Mélissa, vraiment je suis très contente d'être sur ce plateau de Thiès Dakar. Merci, je remercie de passage les caméramans qui sont ici, vraiment qui font leur boulot. Merci beaucoup. D'accord. Khadija nuyoo bi am na solo ji bi nuyoo bi am na solo comme ni ngeen ko waxee tamit tey thème bi ñu leen indil thème bu doy waar la yaakaar naa ne fi mu nekk nii ñëpp moom la ñuy waxtaanee moo nekk actualité ji bi dëkk bi doy na waar de instant bi. waaw Maysa dëkk bi nu mu doyewaar instant bi sax dafa jékki dayoo. waaw parce que gis ngeen ne instant yi nii suñu moroom yi rek ñuy jël gaal gi di dem ndax bëgg a tekki defal waajur ndax loolu tamit duggu gaal ba ci ñaax sa bakkan jar na ko. waaw maanaam situation yi ñoo yemul te doonul benn te du mus a doon benn yàlla nag moo sàkk te yemalewul waaye ba mu nee ci alquran ne wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allah maanaam waaye wu nekk da nga am sa wërsëg waaye wërsëg ba ku nekk naka nga koy jëlee tey ñii ñi ngi jaar ci gaal yi ñi yàlla wërsëgal na leen ñu dugg ci avion ñii ñi ngi jaar ci désert bi ñii ñi ngi jaar ci li nga xamante ne mooy oto waaye man tey su may ñaax wala may waxtaan damay wax ak ñi nga xamante ne tey ñooy jaar ci gaal yi te soo xoolee suñu moroom rek ko koy def maanaam situation yi métti na métti gi nga xamante ne tey man lépp dama koy jël teg ko ci parents yi ndax dañ siy gis tey koo xamante ne nii mi ngi nekk ak waajuram boobu wujju la tey maanaam seen loxo jotul seen ginnaaw tey nga gis aawo bi maanaam doomam macha allah daal léegi kee yaay ji mu ngi koy topp di wax ak moom chaque jour naan ko amoo jom nekk maanaam lu nekk yaa ngi koy wax xale bi léegi kooku su nekkee ki nga xamante ne bañkat la su nekkee ki nga xamante ne maanaam day am lu muy rus kooku tey su gisee gaal da ciy dugg kon bu si njëkk nañu waxtaan ak parents yi ba pare ñu jéem a xool naka la ñu mën a maanaam doxalee ak xale yi maanaam doom du lu ñëw rek nga sëf ko tey soo xoolee lu ci bëri dee bi bari na lépp dañ koy delloowaat si waajur yi. D'accord. Khadija, t'en penses quoi? En fait, ce que j'en pense vraiment, j'ai vu beaucoup de dégâts durant le voyage des émigrés, donc c'était pas du tout facile. Bon, moi vraiment je conseille à ces voyageurs vraiment d'être très calmes et de réfléchir avant de prendre la pirogue parce que c'est très dangereux la mer. Et je fais aussi un alerte à les parents qui sont au courant de cette situation de ne pas accepter ces trucs-là, quoi. Franchement, c'est décevant parce que c'est pas facile, c'est vraiment touchant, quoi. D'accord mais Djiby gis nañ ni que li ñu naan parents yi ñoom ñoo leen di poussé booy xool parents yi ñoom ñoo leen di jox paas ñuy dem. waaw Maysa loolu dama jàpp ni benn côté si ñàkk gëm yàlla la bokk Maysa dëgg la nag ku nekk sa situation nu mu demee dafay xaw a doy waar mais tey ka nga xamante ne dañ ci gis koo xamante ne maanaam pour mu lijjanti benn 400 000 c'est très facile comme bonjour pour mu lijjanti ko nga gis ki nga xamante ne tey pour mu lijjanti benn 200 000 dina yàgg dina metti ci moom yaa ngi dégg su lekkee su añee maanaam du xalaat reer su reeree du xalaat dégg suba mi ngi xalaataat naka lay añee nga gis yenn parents yoo xamante ne ni tey seen loxo maanaam jotul seen ginnaaw am nañ benn jabar ñaari jabar ba ñetti jabar léegi doom yooyu noonu yëpp yow naka nga leen di mën a maanaam toppatoowee doo leen mën a toppatoo dëgg la nag doom yàllaa koy maye waaye ak sabablu léegi nga xool si man loolu dama jàpp ne sacrifice laa ko mën a tuddee ñi nga xamante ne dañuy jël paas jox ko seen doom ne ko dugal si gaal gi
mais pourtant am na neneen nañu waroon gën a mën a doxalee kon jàpp naa ni tey du ñu jël loolu di dugal seen doom yi ci gaal yi pour ñu dem noonu ndax dëkk bi dafa metti bi nga xamante ne dama jàpp ne si ñëpp la man nu ma ko mën a waxee mooy wujjante bi moo bari wujjante bi léegi dematul nag ci papa maanaam si aawo ak ñaareel ak ñetteel ak ñeenteel déedéet ba ci population bi dafa dox ci population bi ñi nga xamante ne ñoo am may sa dimbaleetuñu ñi amul ñi ngi dimbalante ñoom seen biir ñeneen ñi nga xamante ne may sa amuñu kon nan la ñuy def yow am na si ñoo xamante ne am nañ fulla am nañ fayda te ay gor lañ ndax seen waajur bu góor la seen waajur bu jigéen góor la ñoom ñu juddu ñetteel leen rus nañ tàllal seen loxo di ñaan may sa ñu si bëri loolu moo leen dugal ci loolu waaye foog ñu delloowaat suñu xel ci yàlla mbir mi du noonu foog ñu delloowaat suñu xel ci yàlla xam ne yàllaay maye te yamalewul kan moo la wax ndax soo jëlee gaal bi di nga yegg kan moo la wax ndax soo demee di nga am liggéey kan moo la wax ndax soo demee sa bakken du fa des pourquoi pas nga jéem a réaliser li nga xamante ne moom ngay dem foofu nga ko fay liggéey nga def ko fii mais soo xoolee ñu si bëri lu ñuy bañ fii moom la ñuy dem nangu fële dëgg la nag tolloowuñu yemuñu te duñu mës a yem Europe ak Sénégal duñu mës a yem loolu bu yeboo ñu def ko suñu xel sénégalais buggul moroomu sénégalais avancé sénégalais buggul moroomu sénégalais ëppale ko te da ngay xool tey tubaab soo amee benn dalay jàppale pour nga am fukk mais fii da ngay am benn may sa mooy commencé tekk tuuti naka la ñuy def pour jéem a xoxotal ko naka la ñuy def pour jéem a gor ay tànkam nañu delloowaat suñu xel ci yàlla lii yëpp maanaam soo xoolee mbonte gi la rek kon nan la ñu war a def ba canaliser si ñi nga xamante ne ñooy suñuy doom naka la parents yi gën a yokkaat maanaam yar gi teggin gi maanaam ci xale yi tey am na benn waay bu wax sànq lu am solo soo xoolee ñiy tukki yëpp xaaj bi nekk si gaal gi maanaam nekkul waa Dakar sérieux waa Dakar pour du ma ne amul de mais bariwul ñu nekk ci dëkk ba ñu si bëri ñoom ñooy dugg si gaal gi mais lu tax duñu gersu ñooñu su ñun la ñu bokk maanaam tey doomu aadama li ko jox rek loolu lay mën a delloo boppam tey waajur yi tey suñu jàppoon xale yi favoriser leen tey dama jàpp ni kon lépp dina mën a maanaam dina mën a yem kon nañu bàyyi xel ci li nga xamante ne noonu la ñuy doxaleek waajur noonu la ñuy doxaleek doom yi tey doom du am benn chaque jour nga topp ko di ko laaj su yeggee su nekkee ki nga xamante ne conscient wul tey dina dem defi loo xamante ne nii ngir waajuram yow après yow waajur bi yow lay jural problème nañu jàppale xale yi nañu leen jàppale Djiby wax ji am na solo Khadija. Bon, en fait, pour rejoindre ce qu'il est en train de dire, franchement, ça fait mal de voir vraiment ces gens de se donner à la mort facilement parce que vraiment, c'est trop. Moi, je me pose la question, mais est-ce que même ils sont conscients? Parce que ndox bi du ay fort quoi en fait. Qui veut voyager, il n'a qu'à voyager normalement dans les bonnes conditions parce que vraiment ça fait très mal et c'est pas. How me lui expliquer quoi? Franchement, je conseille vraiment à tous les Sénégalais de faire très attention, qu'ils prennent le temps, même si c'est difficile. Juste pour rejoindre ce que tu viens de dire, je sais que Dakar, vraiment, c'est pas facile. Hein? Les gens sont fatigués ici. Donc, le président de la République n'a qu'à aider, faciliter aussi ces personnes-là, vraiment de ne pas viser très loin et de voyager dans des conditions très, très correctes. Voilà quoi. Donc, yàlla baax na quoi bon. d'accord mais est-ce que gisul leen ni tamit Sénégal moo métti boo nga xam ne ba mu jaral xale yi ñuy jël gaal naan ñu ngi génn di dem bitim réew parce que yaakaar naa ni la ñuy fekk bitim réew ñoom dañoo liggéey seen dëkk ba am lu yaakaar naa ni ñun ñi nga xam ne ñoo di ay Sénégalais bu ñu ko mën suñu bopp am li nga xam ne moom waa bitim réew am ba ñu mën a toog fii nii liggéey suñu dëkk. waaw may sa côté boobu mooy maa ngi la koy wax sànq ci biir wax. ñun ak Europe duñu yem te duñu mës a yem mais c'est sénégalais la yàlla bindee noo xamante ne sénégalais commencé ko si ñëpp sénégalais laa la wax de buggul moromam bu avancé maanaam nañu njëkk a jël loolu teg ko suñu kanam gis nga suñu yéeneentee jàmm ñun ñëpp suñu biir ñu yéeneente jàmm jàpp naa ne léppay neex dañu naan pays de la teranga mais suñu waxee dëgg rek des na doon pays de la teranga ah si pays de la teranga non attends du càggi na Sénégal amul xeex amul lii amul lii il y a la paix non si non pays de la teranga maanaam bëri na du pays kese mooy pays de la teranga tu sais avant de dire ça il faut visiter d'autres pays
Il faut sortir, aller en Côte d'Ivoire, aller au Cameroun. Mais franchement, moi, je confirme que c'est le pays de la teranga. Parce qu'ici, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas beaucoup de problèmes, comme d'autres pays. Vous savez, ici, actuellement, le Cameroun, ça souffre. Hein. Tout le temps, ils font la guerre, tu vois, en Côte d'Ivoire, au Nigeria. Mais exactement ça, c'est le pays de la teranga. Tu sais, on ne peut pas tout avoir dans la vie. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Il y aura toujours... tu peux trouver un pays comme le Sénégal, c'est beau, il n'y a pas de problème, mais il y aura toujours des petites difficultés. Dans tous les pays. Khadija fa tane am jàngoro jugul tane fu mu am. waaw maanaam jàngoro jugul foofu. exactement waaw dégg ko dina ko dégg nag après. fa tane am jàngoro jugul foofu. pays de la teranga tey da ngay xool ci sénégalais yi am na si ñoo xamante ne dem nañ ba ne sax maanaam ñoom ñu dem France rek. wala ñu dem Italie rek. ñu fanaan si mbedd mi moo leen gënal foofu ñu toog Sénégal. ah est-ce que comprendre nga. maanaam nit ñi dem nañ ba toll fi nga xamante ne nii ci méttitu dëkk bi Khadija bëri na fi ñoo xamante ne fii laa la wax de ñi ngi yor kër gu ne gàññ yor adduna ak li ci biiram. ñi ngi dund ay problème yu dul jeex. mu nga gis ki nga xamante ne amul lu mu lekk mais d'accord naam mi ngi si jàmm. waay xam nga loolu am na fi. léegi nag naka la ñu war a doxalee tey population bi ñi am suñ doon jàppale ñu amul. kon tey jàpp naa ne métit bi du toll fii. mais ils n'ont pas compris. man tey d'accord naa ci xale yi nga xam ne ñooy jël gaal parce que xam nga lu tax ma ne d'accord naa ak ñoom. tey dañuy gis koo nga xam ne ndeysaan xëy na dem liggéey ji. am benn 100 francs. benn 100 francs boobu noonu su ci paasee yegg jox waa këram lan moo koy def rek. ndax buy demande liggéey dina am lu mu paasee. sooy xalaat ni chaque jour ci loolu noonu ngay dëkk. yow xamuloo kañ nga na la tekki sa àdduna. parce que comme ni nga ko waxee ñu war a jàppale bu ñu kenn. donc yaakaar naa ne xale boobu bis bu jëlee tànkam ni day dem dugg gaal. amaana bi mu koy def du coobareem moo ko waral. peut-être bëgg na teral yaay teral baay parce que des fois nga dëkk ci kër goo nga xam ne maa ngi taali. sa yaay ñun dëkk la ay doomam dañ koy defal macha allah. sa yaay doomu la ay doomam tekki donc dalay jaral nga sacrifié wu mu jaral la nga jël gaal dem boo ci naree ñàkk sa bakkan sax ci toog fii loolu ngay wax. mais sa keroog dama déglu benn waay mu wax lu am solo. waa ji ci ñi nga xamante ne dañuy dugg si gaal gi. waa ji nee na dugg na gaal ba muy 8 fois. nee na mi ngi préparé waat pour duggaat gaal pour 9e fois bi ngir lan teral yaayam. comme situation bi nga xamante ne moom la wax ni tey. waa tey nañu waxante dëgg. loolu dama koy delloowaat si waajur yi xam nga tax ma koy delloowaat si waajur yi kan mooy kilifa kër gi seen bàyyi mooy kilifa kër gi. su nekkee tey doomu aawo bi am nañ waaye nga la na seet ñi nga xamante ne tey ñooy doomu ñaareel bi nañu waxante dëgg. yaa ngi dégg kooku tey ñoo bokk bàyyi mais war na ko mën a jàppale. léegi nag xam nga lan moo am Sénégal ña nga bokkal doo leen defal nga bàyyi fii di defal ña nga xamante ne bokk ak ñoom. mais loolu ci yaay yi la yaay yi ñooy dugal lool ci bopp doom yi. waaw may sa parce que amaana buñ bàyyi woon doom yi ñoom seen biir duñ leen wan ni kii mooy sa yaay wala kii mooy sa papa par exemple papa benn la liñ naan ndeyu kenn la waaye bàyyi ñëpp la. par exemple tey buñ nekkoon ci kër ji bi ñoom ñëpp ñu bokk biir kër gi di añandoo di reereendoo di ndékkeendoo duñ ci ni kii mooy sa yaay del yam ak moom fii. amaana loolu bu amul woon kon kër gi xale yëpp ay mujj doon benn tey mag bu dem ñëw am dina ñëw jàppale rakam. mais est-ce que dagguma la côté boobu est-ce que xam nga ni jamono juñ nekk nii maanaam képp kii góor takk nga aawa ñaareel ñetteel yow mi nga dem ba takk leen su doon sa sago nii la ñuy def comme caagi rek sow nañ waxante dëgg. kon loolu ci jigéen ñi la waaye tamit dañoo toll jamono ji nga xamante ne nii maanaam góor ñi xeeb nañ liggéey jàpp nañ ni ku yeewu fajar sol costume def dàll takk chemise teg cravate nga dem toog kilim di la ëpp jàpp nañu loolu mooy liggéey. man mii tey damay sant yàlla bu baax a baax man daara laa nekkoon ba may doog a jóge daara mais sax xam nga lan laa njëkk a liggéey dama daan dem université gars yi suñu jàngee ba pare yaa ngi dégg seen classe yi dama koy bale fobeere ko ñu ma daan fay 50 000 su may dem nag damay sañse ba yàlla may ma jàmm jël yére yi may liggéeyee dugal ko sama saak su ma demee simmeeku liggéey li may liggéey ba pare solaat sama yére maa ngi teg samay dignité te ñi nga xamante ne dañ ma daan xoolee bët boobu noonu tey ku ci am sa soxla soo ma laajee su ma ko mënee faj ko y a pas de sous-métier may sax te am na bëri na ci sénégalais tey ñoo xamante ne nii rus nañ sax doon tailleur léegi rus nañ ko nga toog sa morom ñëw naan la ñawal ma lii yaa ngi dégg rus nañ dem jaay bitik
Pël Fuuta yi suñu mbokk Pël Fuuta yi ñaata lañ ci population bi 4 millions. Ah, franchement. 4 millions lañ si population bi Sénégal doon xaw ma 14 millions ah léegi 4 millions yooyu yëpp ñëpp ñoom la mais tey nga sa dëkk foo tourné lan la ñuy wax bidigu jàllo bidigu bari bidigu naar. kese. mais pourquoi pas sénégalais rus na jaay bitig. Ils peuvent se débrouiller aussi. ah mais li ngay bañ fii moom ngay dem nangu fële. mais c'est nañu yeddaat xel yi. Franchement. tey loolu noonu yëpp moo tax nit ñi mais dinañ sonn. pourquoi pas ba duñu sonn dinañ sonn. bëgg a yomb. mais d'accorduma ci gaal may sa d'accorduma ci loolu may sa géej gi amul bànqaas nañ waxante dëgg. mais jibi souffrance dina toll foo nga xam ne gaal rek ngay gis. may sa xam nga loolu. dëgg la li nga wax ni man dàquma ko de mais soo demee bay dugg si gaal. nga la nit ki def bay jaay bitik wala di jaay gros te pourtant Pël Fuuta boobu noonu réew jaay tàngal gros petit classe soccu. mais jibi loolu du problème yi xale yi ci jëmm boppam bañuñu liggéey mais ndax dinañ am fond boo nga xam ne tey boutique boobu ngay wax dinañ ko mën a ubbi ndax dinañ gis kenn koo nga xam ne moo leen di leen jàppale parce que da ngay dugg ci famille boo xam ne di nga gis ko yor macha allah mais dina gis koo nga xam ne yorul dërëm mu ngi ci biir famille bi du ko jàppale mu jël alalam di ko jox keneen koo nga xam ne mu ngi ci mbedd bi soxlawu ko liñ naan mais loolu samba àllar. voilà léegi comme li ñu doon wax man maa ngi doon seetaan démb benn xale ndeysaan xale bu ndaw la je pense 18 ans la am xaw ma 16 ans xale bi bi mu duggee ci gaal gi bi mu ñëwee biñ ko laajee xam nga lan la wax dañ ko ni ba xam bu gaal ñëwaatee di dem di nga dem mu ne waaw dinaa dem mu ne ko bii mooy 2e fois man may dem mu ne ko lan moo tax ngay dem mu ne ko parce que dañoo sonn damaa bëgg tëral sama yaay xam nga ni loolu dafa metti Sénégal war nañ jàppale xale yi war nañ jàppale ndaw yi. Franchement, moi ce que je pense sur ce sujet-là les Sénégalais il y a d'autres vraiment ils sont trop. Il faut qu'ils apprennent à travailler, comme disait pas Dibi tout à l'heure. Non, vraiment, il n'y a pas de sous-métier. Même avec 5 000 francs, tu peux commencer un commerce. Parce que toujours viser loin et dire que je vais aller en Europe, ça n'a pas de sens. Quelqu'un, facilement, des gens peuvent se faire riches, peuvent se faire s'imposer, ils peuvent s'imposer dans leur pays. Il n'y a pas de sous-métier. Même si c'est vendeur de bananes, vendeur de cola, comme tu parlais des Pël Fuuta ici. Mais ce sont des gens qui ont aisément d'argent. Ouais. Tu les vois, tu les simplifies, alors que chez eux, ils ont construit. Mais man li may wax dama koy continuer di wax jusqu'à présent ñu war a jàppale xale yi jàppale wuñ leen. may sa looloo fi nekk may sa loolu da ngay gis koo xamante ne fi bëri ba dee. tey da ngay romb nit ci mbedd bi alors que yaa ngi yor wecc de war nga koo mën a jox mais doo ko def iñaane nga ko wala tayal nga mais nañ jàppale nit ñi. gis nga yalwaan bi ci mbedd bi sax àdduna mën na dox ñoom tey waroon nañ xeex ba yalwaan boobu du am ci mbedd bi. waaw mais lu xoolal soo demee dëkku naar yi loolu lañ ñu rawee muy sa dañuy xool ki am ci famille bi maanaam jàppale balaa dëkku naar yi sax fii mais sama mbokk sarankule yi dama leen naw sarankule yi dama leen sopp xam nga tax ma sopp leen da nga siy gis koo xamante ne nii famille bi yëpp ay mànkoo jëndal ko bii yóbbu ko Europe mu liggéey dañ koy wax lu leer même pas 2 ans yóbbu na rakkam wala magam même pas 3 ans am na ñeneen ñaar ñu dem même pas 4 ans daanaka famille bi yëpp dem nañ mais ndax ñooñu dinañ sonn mais pourquoi pas ñun mënuñu def loolu ñun sénégalais yi jàppalante suñu biir mais da ngay gis koo xamante ne day am tey benn ngénte wala mu am tey benn mariage def ci ay millions suba nga xëy di laaj loo ndékki am ñu beew nag mais pour lan vraiment pour lan nañu delloowaat xel yi ci yàlla jéem a jàppalante suñu biir man mi am benn ma toog ki am fukk na jéem a jàppale kenn ki nga xamante ne benn la am mu jéem a am ñaar ki am ñaar na jéem a jàppale ki nga xamante ne amul benn su koy jox moitié mu jox ko moitié su koy jox benn mu jox ko benn mais nit ñi ñoo sonn Sénégal moo metti fan la ñu jëm léegi fan la ñu jëm yàlla nag li muy maye mu ngi koy maye ba tey gis nga yàlla léegi doom bu góor la day fay le premier ba la 31 loo jëf rek loolu la lay fay su nekkee da nga bëgg sàcc sa sàcc ba ngay nekk noonu nga dëggal ko ut ay matériel wallahi yàlla dala si jàppale ak akamaanu nga bëgg jug ngir liggéey nga dëggal ko sa biir xol dala siy jàppale nga bëgg bon jub si ut ci say matériel dala siy jàppale ba keroog yombal xiyam si atte mu doo ko atte kon nag lu waay di def na ko xam lu waay di def na ci xalaat ëllëg yombal xiyam maanaam dëkk bi metti na metti goo xamante nit ñi sonn nañ ba amuñu lu ñu lekk nit ñi sonn nañ ñu si bëri ay gor lañ mënuñu tàllal seen loxo di ñaan da nga si gis koo xamante ne nii man am na un jour dal na ma
daf may dal day dal may sa dalay dal Khadija day dal keneen ak keneen. Ah ben c'est clair. nit dina ñëw wax la soxlaam. wallahi al azim kooku dafa fekk ne ngorom a jeex rek mu lay tàllal loxo. waaye yow mi nga xamante ne am nga ngor goo xamante ne mënoo tàllal sa loxo di ko ñaan yaa ko ëpp problème foofu. te 100 francs yam lay laaj amoo ko. rus nga ko pour jox ko. wallaay ndeysaan ngay gis parent boo xam ne. da koy jaral mu dem jaay ay oram jaay léppam li mu am. ngir bëggam doomam fekk mooy waral gis nga gaal gii nii. xaalis dañ ciy joxe yëpp xamuloo bu ci nekk fa mu jógee parce que maa ngi doon dégg ñu naan ay 200 000 ngay fayat ñii naan 350 000 laa joxe ñii naan 400 000 laa joxe mais kenn ku ci nekk la mu joxe xamuloo xaalis boobu noonu nan la def ba am ko te métti na lool te booy xool gis nga xaalis boobu noonu yaakaar naa buñ ko jëloon toog fii investir wallaay xam naa ne dina jur leneen ak leneen mais may sa dagguma la moom laa bëgg nag maanaam ndaw gi xam loolu bàyyi ko def ko seen xel exact 250 000 yi ngay jëlee di ko duggee ci gaal gi dara wóoru la ni soo demee da nga yegg waaye ñu ngi leen di ñaanal nag képp ku ci dugg na la yàlla may yoonu jàmm ak salaam dara wóoru la soo demee ndax dinañ la refoulé dara wóoru la soo yeggee ndax la ngay liggéey dana barkeel waaye kan moo la wax ni 250 millions yi wala 300 millions yi tey soo ko jëlee pour liggéey ko fii ci Sénégal yàlla mun na ko barkeel waaye da ngay sabablu yàlla jàppale la yàlla soo sababluwul amul ci yow soxla ndax am na mag goo xamante ne du toog nit ki toog tëdd yaa ngi dégg di xaar naan damay xaar yàlla may ma pour mu may la loolu mënul nekk yàlla du ko may da ngay xool ci mag ñi fii ku fi am alal tey da nga jug ci benn nga tàmbalee ba am tey fukk yi nga mën a am kon nañu jéem a def seen xel ci liggéey bien vrai que nag dañoo bëgg dem Europe liggéey mais commencé ku sa dëkk ba pare exact man tey su ma amee ay milliards dama koy investir fii ci sama dëkk c'est clair leneen la may xooli nag après ma xooli ko mais tout le monde n'a pas la sagesse mais nag lépp rek fu ñu koy waxaatee tout le monde n'a pas la même sagesse voilà maanaam nit ñi yemuñu te soo jàppee yow nit ki ni nga mel noonu la ñëpp mel da ngay nax sa bopp nañu bàyyi xel nañu bàyyiwaat xel bu baax a baax ñi fi nekk am dimbali ñi nga xamante ne amuñu jibi wax ji am na solo lool mais Khadija bëggoon naa nga wax ñu lan moo ci solution vraiment il y a pas de solution vraiment de regarder pour tous ces personnes qui sont en chômage de regarder comme Padi disait tout à l'heure vraiment de ne pas se laisser faire de réfléchir et même avec une petite somme on peut se débrouiller on peut investir moi personnellement que je parle je suis étrangère mais je me laisse pas faire je bosse dans tout ce que je trouve je fais donc je n'attends personne sauf Dieu je n'attends même pas les gens autour de moi donc je me dis que moi en tant qu'étrangère je suis au Sénégal il y a des Sénégalais pourquoi laisser les étrangers qui viennent ici comme les Pël Fuuta ils viennent ici ils travaillent pourquoi pas les Sénégalais et comme toi pourquoi exactement voilà d'accord voilà de laisser vraiment tous ces tracasseries là entrer vraiment dans l'eau la mer est tellement vaste c'est le danger à distance donc de oublier même avec une petite somme l'argent qui part verser dans des pirogues de gauche à droite ils peuvent investir dans le pays voilà c'est ça comme ni leen ko waxee émission bi amoon na solo lool vraiment te yaakaar naa ne nekk na loo nga xam ne mënu fay yam te waxtaan la boo nga xam ne yaakaar naa ne buñ ko daggul tey duñ fi jóge parce que li nga xam ne moo nekk actuellement ci dëkk bi moom la ñuy waxtaanee nekk na nag loo nga xam ne lu doy waar loolu métti la te ñu war a jàppale jeunes yi parce que yaakaar naa ne jeunes yi suñu leen jàppalee tey ñoom ñooy nar a doon nu ko olof di waxee lanu dëkk bi comme niñ leen ko waxee ndaw ñi buñu leen jàppal ni tey ñooy doon magu réew mi comme niñ leen ko waxee nag nekk na loo nga xam ne lu doy waar la xale yi war nañ leen jàppale parce que métti na lool parce que Sénégal néew ma amul liggéey mais nekk na liggéey boo nga xam ne lu néew la parce que xale yi tey koo ci romb mu ngi ci bopp koñ toog amaana la muy toog ci bopp koñ ba neexu ko ndax bu ko sañoon heure ni moroomam yi di def di xëy di gàddu saak di dem moom amaana dina ko def waaye dafa xamul yoon amul buntu it ndax yaakaar naa ne bu ñu leen ubbiloon bunt yi xale yi ku ci nekk dina am jom kon benn kër doo xëy tey gis fa xale amul xanaa min na daan doole bay nekk ca kër ga wala xale mboco xale yu ndaw yi ñoom ngay gis ci kër gi mais doo gis benn mag bu xëy yeewu naan la yaay may ma fikki dara ma jënd ko min na daan doole boobu tamit dafa jug liggéey ba am tey fu nekk pour liggéey voilà donc ni nga koy waxee ni y a pas de son métier parce que àdduna bi toll na foo xam ne gis naa ne toll na foo xam ne nit waratul xeeb benn liggéey parce que ni nga koy waxee mooy nit
dina dem ba toll foo nga xam ne say waajur dootuñu la mën defaral yow waroon nga ñaan yàlla ni say waajur bis bu ñu demee ba toll neen nii man mi nga xam ne maa di doom dinaa ko defaral comme ni ñu ko waxee Djiby damay bàyyi rek xam naa nga tàggatoo parce que heure bàyyi na waaw Maysa di am mbégte contentement bu baax a baax di gën a remercier waa plateau bi soxna Khadija soxna Maysa remercier encore une fois sama caméraman yu baax yi macha allah bépp suñu caprice ñu ngi koy jël di ko accepter di ñu jàppale bu baax a baax di santaat bu baax a baax gën a sant sama yaay soxna Khadija Adja Khady Ndiaye yal na yàlla fayal ma ko sant sama papa sant mbooloo mu jullit bàyyu ma kenn maa ngi gërëm ñëpp tey fu ma taxawee ñëpp ne Djiby la tey sama yaay la waaw moom tey éducation bu mu def ci man dama ko koy santé bu baax ndax tey am na neneen nu mu mënoon demee man sax mun naa dugg ci gaal gi ndax ci xel la rek conscience la kon damay sant soxna Khadija bu baax a baax a baax di remercier ñëpp waaw bég naa si ñëpp sama papa sama maam sama yaay Fama bàyyuma kenn daal ku lim juum mama Kina et tout voilà maa ngi remercier ñëpp merci encore une fois mais sa kontaan naa trop ci thème bi lii dafa doon loo xamante ne su doon sama sago ba lii dafi jóge sax dañ koy wax d'accord Khadija Alors, je remercie de passage vraiment toute l'équipe de Thié Dakar, surtout toi aussi, Maïssa, pas Djiby, mon ami, voilà. Vraiment, on est très contente vraiment de parler sur ce thème. Vraiment, c'est un sujet très important. Et de passage, comme on a dit tout à l'heure, vraiment de bien réfléchir avant de prendre la pirogue parce que c'est dangereux. Voilà. De passage, ici, je remercie mon père, ma famille qui se trouve de l'autre côté. Un gros bisou à vous et je remercie de passage aussi mes compatriotes qui sont dans le groupe, voilà, famille, les déballeurs, voilà, ainsi de suite. Je remercie tout le monde qui regarde cette émission Thié Dakar. Merci beaucoup. D'accord. Comme ni ñu ko waxee gis ngeen ne Djiby tàggatoo na Khadija tàggatoo na Djiby aussi wax na lépp nuyu na tamit ñëpp ñi nga xam ni ñoom la bëgg nuyu Khadija aussi pareil maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax di leen baalu àq tamit di leen wax lépp loo ngeen xam ni waxtaane nañ ko fi loo nga xam ne dafa jéggi di yoon ñu ngi jéggalu bu baax a baax maa ngi remercier bu baax a baax samay caméraman parce que yaakaar naa ne bu du woon ñoom tey doo leen gis image yu nice doo leen gis son yu nice ñoom ñoo nekk ci ginnaaw lépp ñoom la maa ngi nuyu ki nga xam ne moo di Pape Doudou sama caméraman bu ñaawul boobu ak Moussa kooku noonu nga xam ne heure boo ko woowee mu jug ndeysaan daf ma koy woo heure sax mu ñëw toog heure man du ma ñëw tarda tey rek laa ci mujj di remercier bu baax nag di nuyu sama yaay bu baax a baax depuis Italie Ndeye Oumy Dia di remercier Serigne Mor Thiam Mbacke Vol multi service sama xarit boobu yow nee naa la dara mënul xaj suñu diggante parce que maag yow démb la tey soog a ñëw yow nee naa la téléphone boo jaayul baaxul ci même réew maa ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon